xool tableau immigration bi ngeen koy daj yi ñu ngi koy xool. mosquée des catégories de nom d'Allah. Immigration le 1er janvier 2021 par Serigne Gora Seye. mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen nuyu ci turu kilifa gu tedd gu màgg Serigne Abdou Samane Mbacké ibnu Serigne Souhaïbou ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak mbooleem njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp di nuyoo boobu ci turu kii mu jiital ci délégation bi muy Serigne Mouhamed Hafiz Mbacké di doomam di taalibeem di loxo di jooram it Serigne Gora Seye noo ngi lay nuyu bu baax te di la siyaar di lay jotal nuyoo Serigne Abdou Samane Mbacké ibnu Serigne Souhaïbou di sàkku nuyoo bi nga jotal ko mbooleem sa bokk yu baax yu te di nekk ci jotaay bi yëpp ak mbooleem mbokki taalibe yi nekk ci jotaay bi yëpp bàyyiwunu kenn. Serigne Abdou Samane Mbacké moom Serigne Souhaïbou yabal nu tey fii ci Mbuur ci ubbite jumaa ju tedd jii di néegub yàlla te Serigne Gora nga taxawal ko ngir jëmmi yàlla sunu borom subhanahu wa taala Serigne bi yabal délégation boo xam ne mi ngi jiital Serigne Mouhamed di doomam ni ma ko waxee woon léegi di taalibeem di loxo di jooram nga xam ne fu mu teew dana mat sëkk dana rafet lool ba mel ni Serigne bi moo fa teewal boppam waaye andi ci délégation bi Serigne Samba Diarra Mbaye ak mbooleem jiwri yi nga xam ne ñoom la ñaanal ñëpp ñëw ci jotaay bu tedd bii Serigne Gora nag Serigne bi wax ne bu nu egsee kàddu yu ñu seere ci yow day jaar ci yow waaye dañ koy seere ngir sa bokk yi ak mbooloo mi fi teew yëpp Serigne bi wax ne mi ngi leen di seereel ne Serigne Gora xamanteem ak moom mi ngi jiitu jaar ci rakkam Serigne Makhtar Seye di nit ku baax ku bëgg lu baax lool koo xam ne it wëllëreem la lool soppeem la lool ñu jaxasoo lool Serigne Makhtar moom relation Serigne Gora ak Serigne Abdou Samane Mbacké mu Serigne Souhaïbou ci moom la jaar waaye Serigne bi nee na mi ngi leen di seereel ne bi mu jaxasoo ak Serigne Gora ak léegi am na yaakaar ci moom lool te dëgëral na pas-pasam ci moom dëgëral na ak jàppam ci moom ndax dafa gis Serigne Gora ay jikko ak ay qualité yu nekk ci moom yoo xam ne lu ci baree bari ñoom ñaar duñ ko nuróole muy nangu gi jàmm yàlla bëgg gi yàlla ak lislaam ñor gi mu ko ñor ak yaatal lislaam ñor gi mu ko ñor ak taxaw gi mu taxaw surtout donge yi ci wàllum daara yi muy jàngale ak yar ak lu mel nii nga xam ne tey moom la ñu ñëw fi teew di ko inauguré muy juma Serigne bi di wax ne it mi ngi leen di seere na juma ji Serigne Gora umpule wunte ci ñoom ñaar benn yoon réerowuñ ci it benn yoon ndax Serigne Gora bi mu door liggéey bi ñëw na fa moom ñu waxtaan ci lu yaatu mu ànd ak moom yóbbu ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kullu murid ñu waxtaan ci Serigne bi ñaanal ko ci jàppale ko taxawu ko ci lool jotaay bii tey it Serigne bi amoon na pas-pasu ñëw ànd ko ak Serigne Gora waaye ànd ko ak mboolem mbokki jullit yi fi teew yépp waaye doon gi mu doon nitug nit ñi ñu bari soxla ko moo waral tey moom ay ngànt yu munta teew ba tax mu yebal délégation waaye bu sañoon moo fi teew waaye mel na ni moo fi teew ndax xelam ak xolam lépp ngi ci jotaay bi Serigne Gora Serigne bi wax ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxaw gi nga taxawu lislaam te taxawaay bii doon taxawaay boo xam ne defal nga ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye defal nga ko képp koo xam ne rek doonoon na mu jaddit daan yeesal liggéeyu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fi bàyyi muy lislaam ndax sa taxawaay kenn umpale ko ci réew mi dimbale gi ngay dimbale nit ñi ci wàllug seen wér-gi-yaram waaye taxaw gi nga taxaw nit ñi ci jamono bu nekk ngir ñu am xam-xam waaye ngir yarul lislaam nekk ci ñoom waaye ngir lislaam gën a yaatu ngir julli ñi gën a xam seen bopp gën a booloo gën a nekk benn loolu lépp Serigne bi ne sa taxawaay yëg na ko ci mi ngi lay sant bu baax te di la gërëm di seeral mbooloo mi ne ku mat a jàpp nga ku mat a fonk nga ndax jikko yi rafet yi daje ci yow ragal yàlla gi maanu gi ak jub gi ak noppi gi nga noppi loolu Serigne bi ne na xolam sedd na ci lool xelam it dal na ci yow lool kon Serigne Gora Serigne baa ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal mboolem jullit yi fi teew yëpp ndax ku xam Serigne Abdou Samane Mbacké mu Serigne Souhaïbou xam ne lii mbiram la ndax bari na ci réew mi ay jumaa yoo xam ne ay téeméeri doomu aadama ngi fay julli jamono bu nekk te da ko tabax ba mu àgg joxe ko ngir jëmmi yàlla rek bismillahi rahmaani rahim
ذي الأسماء الله الحسنى العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu mbokk jullit yi nga xam ni tey ñëw nañ ci ibbite jumaa ji nga xam ni mooy masjidu asmaillahi alxusna jumaa ji nga xam ni ñoo ngi ko tuddee juróom-ñeent fukki turu sunu borom yi ak juróom-ñeent di loo xam ni jëmmi sunu borom rek lañ ci bàyyi lañ ci xool di itam jumaa joo xam ni dañ ko taxawal rek ngir yàlla ndax wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada du jumaa tukulóor du jumaa séeréer du jumaa olof du jumaa naar waaye néegu sunu borom subhanahu wa taala jalla jalala wa hazza kamal ma bëgg nag ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ci gox bi ndax gan ñi fi ñëw yépp ak mbokk yi nga xam ni sunuy mbokk bopp lañ di soppe di xarit dañ fee ñëw rek ngir tey nit ku amoon kër bu muy sanc sax ab doomu aadama ay mbokkam war nañ ko teewle rawatina nag néeg boo xam ne néegu sunu borom subhanahu wa taala di gërëm association yi fi nekk fàttewuma sunu mbokk sunu soppe mi nga xam ni moo ngi jóge ba Touba Cheikh Abdou Samad Mbacké waaye yabal doomam juñ naan Cheikh Mouhamad Samad ci li mu wax sunu alaaka relation bu dëgër la bu wér la te l'islam rek moo ko laal waaye di gërëm itam ñi nga xam ni dañoo dépassé bokk rek dañoo jaxasoo waaye mën naa jàppee doom ca kër ga ndax Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck mën ngaa jàppee ni ku ma jur ci baatin la itam te Cheikh Ahmed Tidiane mi mu nuyu la ma ko ba tàyyi di turandoom di doomam teewal fi xalifa bi waaye sunu soppe bii di Cheikh Madické keroog dem naa këram bis bi may dem Touba ci këram laa jaar ñu waxtaan lu baree bare El Hadj Pape Mor Gueye moom conseiller spécial tey mën ngaa jàpp ni duma dugg ci dara te moom woowu ma ko ñu waxtaan si waaye Cheikh Mourtada comme ni ñu ko waxee dañoo bokk dëkk fii dem naa ba këram seeti ko maa ngi lay gërëm di gërëm Adja Ndey Wuli di gërëm Siraba soo gisee jigéen ñi jël alalam jël kaar def ay téeméeri nit ñëw ngir fekke ci bis bi ci contexte bi Sira defal naa la mention spéciale waaye nga xam ne rek yàlla boo ko defal kon bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm sama xarit sëñ Modou moo ngi soog a ñëw Cheikh Sidi Kunta barakallahu fiikum yegg si leen ndeysaan tey jullit ñëpp daje nañ ci barab bi nga xam ni ñun ñëpp xam nañ lu ko waral ma bëggoon nag ñu ñëw tuuti tey ci contexte Covid bii ñu nekk nga wax ko xam ne dañ koy wax corona ma bëgg rek jullit ñi xam ni ay jullit lañ feebar bi am na waaye bëri na loo xam ne itam moo ngi amaale muy tarbiya jinsiya bi ñu bëgg a def ci wàllu école yi jël sunu xale yi jàngal leen lu ñu naan éducation sexuelle ñaari feebar la feebar bi feebaru yaram la muy corona bi te yàlla ñu ci dimbali beleen feebar bi feebaru ruux la war a doon feebaru pas-pas la war a doon te jàpp naa ni
même bu ñëpp boole woon di ko xeexee du tax mu ñu mën ci dara ndax façon bi l'islam di xeexee dafa wuute ak ni nasaraan bi ak ni yahud bi planifié pour xeexee ko l'islam biñ fi waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne dañ koy caricaturer dañ koy dessiner yu ñaaw liñ ci jublu mooy ñoom dañoo seet ni ci terrorisme xeex nañ l'islam ci fànn yu bëri xeex nañ l'islam ci indi terrorisme pour gàkkal ko xeex nañ l'islam ci wax naan jigéen ju amul fukki at ak juróom-ñett waruñu ko maye wala nangam ak nangam bi ñu demee ba réunion ba xool dañ ne liy tax a xeex l'islam dëgg l'islam dafa am jëmm am ruux am symbole muy Muhammad alayhi salaam nañ jël Muhammad moomu gàkkal ko fexe ba jullit ñi ci seen xel ñu commencé ko néewal doole ñu commencé ko jàppee nit comme ku mel ni man comme Mouhamadou Mansour muy nit ordinaire fekk ne ab yonent yàlla la waaye mooy ki nga xam ni ak atteem mooy li war a doxal àdduna kon ñoom gis nañu programme bi ñu am yépp dara mënu cee dindi l'islam dara mënu cee daanal l'islam lu dul jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fexe ko ba ñi nga xam ni ñooy jullit ñi ñu bañ a jàppeete yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa goo xam ni moo leen jaral seen bakkan jaral leen seen alal jaral leen seen xol moo waral bi jamono yi gars yi di marche ma ne marche bi ñuy def baax na waaye tubaab bi yoonu marche yoonu canalisation la tubaab bu nee la marchal amal liberté d'expression lim ci namm mooy li mu bëgg di yëkkati at bu jot dana ko yëkkati ngay marche yaa ngi dox ci tànku ne lii ngay def saf na ma ndax la fait que nga di ko dox di def marche yaa ngi banaliser yow itam caricature bi ñuy caricature yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que marche liberté d'expression démocratie ay baat la yoo xam ne ay ceen la yu ñuy tënkee jullit ñi ak ku ñu bëgg a tënk sa xel wala booy dox ci démocratie naan liberté de marche liberté d'expression nit ñi dañu yeewoogul ci yahud yi nga xam ni ñoo jiite àdduna fas yéene nekk ñu néew te dominer àdduna yépp nan la ñuy def ba créer loolu ñu naan franc-maçonnerie nga xam ne ku nekkul yahud mën cee dugg waaye objectif bi njëkk mooy màbbal diine waaye ñu indi seeni principe indi seeni loi yi ñu fiy def yépp amul benn loi boo xam ne def nañ ko ngir jëmmi yàlla dañ koy def ngir canaliser nit ñi yóbbu leen ci ay yoon ne marche leen ne góor jigéen du am yaa ngi marche ne góor jigéen du am góor jigéen a ngi am yaa ngi marche ne bu kenn ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ngi am kon yow marche bi ngay def bu yàggee da nga naan ñii daal dañoo ñàkk doom tàyyi naa ci marche bi nga accepté nangu nga ne yow war na góor jigéen war naa am ndax bis bi nga bàyyee marche ndax tàyyi nga ci ñoom du ñu bàyyi yow di nga bàyyi bu boobaa yow accepté nga ko accepté nga ko ci loo xam ak ci loo xamul lii ñuy wax éducation sexuelle nga xam ni président de la république bu Sénégal ak ñi mu àndal ñoom ñëpp dañuy génn kuréel rek kuréel goo xam ni ñoom ñëpp li leen yitteel mooy mabbal diine ñoom dañ leen def ay chevalier dañ leen def ñoo xamante ni dañ leen di génneel alal ji bari lool ñu ne leen bàyyi leen ñu marche bàyyi leen jullit ñi wax waaye dugal leen ne jigéen xale bu jigéen bu amee ñeenti at ak xale bu góor seeni biir classe ki ne wax ni parce que tarbiya la ñuy wax éducation boo nee éducation texte sexuel ci xale boo xam ni sexualité am ci xale boo xamante ni nii yaramam nekkagul mu kallaf génnagul manu yi saxagul ay karaw nga bëgg ko jàngal loo xam ni moom ci boppam sax xamul lan la noo koy jàngal mooy comment faire l'amour ana nan la góor ak jigéen di fóonante nan la góor ak jigéen di séqee sëy ñu ne ci livre bi ku góor gi day jël sàkkaraam dugal ko ci awra ku jigéen gi lii la ñuy jàngal seen doom yi léegi da nga koy marche de solution da nga koy xeex ci ay armes yaafus nañ ba technologie romb nañu ci noo koy xeexee da nga koy xeex ci xarañ ci tey nga tabax ay doomu aadama yoo xam ni dara du leen mën a màbbal waaye réew mi jullit gi l'islam gi
ab ñay la woo xam ni dafa rëy ci gis-gis waaye boo laalee rek mu fënax moo ngi mel ni bantu max bant boo xam ni dafa max ngay gis bant bi di defee ne doole la waaye boo ko laalee doo fekkati dara. l'islam gi dafa tumranke ci Sénégal tumranke ci àdduna tubaab bi planifié pour 100 ans li ñu planifié yëpp rek ñun julli ñi tey dugg nañ ci. lan la ñuy wax loolu la alxuraan di wax ni wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humul kaafiruun faasiquun zalimuun ñi nga xam ni dañuy attewoo ci lu dul l'islam charia ñooñu ay kàccoor lañ ay saay-saay lañ ay yéefar lañ. sunu nguur yi nga xam ni bu leen defee ne éducation sexuelle du dugg man moo tax du ma marche bokkuma ci mouvement xarakatul umaalul islam bi dama leen wax ne leen xaraka la boo xam ni ku ne na nga nekk fa nga war a nekk nga jaamu yàlla waaye bu ñu mënee daje liggéey l'islam ñu def ko ci génne ay xalaat waaye daanaka léegi ku mën nga toog sa ruq jaamu yàlla te téye sa ngëm yar sa njaboot foofu lañ toll mooy en arrière. fu l'islam tolloon nekk jullit di nëbbatu da nga koy nekk yar sa doom ci biir ci dëgëraay ci tabax ko ba ëllëg dara du ko mënal dara. lii nga xam ni mooy éducation bi président Macky Sall da koy def beneen président bu ñëwee moo xam Idrissa Seck la wala keleen da koy def ñoom ñëpp dañ koy def ay malet ay alal ju dul jeex lañ leen tegal boole si teg leen ne leen carotte baa ngi nii comme ab lapin boo bëggee nga lekk carotte ñu raayal la sa bopp. soo bëggul ñu jël yar duma la ñaari ban nga ci bëgg nga jël carotte bi ñu raay la nga bàyyi yar bi dal ci askan bi mabbal sa peuple mabbal àdduna ci xale bu am ñeenti at ñu jàngal ko nu muy sëyee. kon ana l'islam ana doomi l'islam est-ce que stratégie marche wala di dajaloo di wax ci télé yi moo koy kaas déedéet mooy ñu tabax ay doomu aadama ñu tabax ay jullit parce que ngëm dara mënu ko màbb. bu ñu tabaxee ay daara ci biir daara yi ñu bañ a yem ne jàng alquran dem déedéet mooy sa biir kër na nga fa doxal charia yow sa biir kër na nga yar sa doom parce que kenn ku ne am nga liberté sa biir kër nga géral ko sa bopp foofu la commencé. moo tax éducation sexuelle bu leen daw bu leen marche bu leen jël ngànnaay parce que dafay am góor jigéen bu leen daw. bu leen marche da ngeen di tardel seen bopp boole ci yéen a ngi nangu ku marche rek nangu nga ni góor jigéen baax na nangu nga ni éducation sexuelle baax na parce que kii nag marche bi nga nangu ne mooy yoon kooku moo yoonal ne moom xale dafa war a jàng ni ñuy sëyee kooku moo yoonal ni góor jigéen dafa war a am kon yow ci kooku ci yoonam nga dox pour di marche pour lan man duma marchal benn état dinaa toog moo tax jamono ji ñuy tabax jumaa ji am na ñu ma woo ay jullitu yàlla ay naar ne ma fii jumaa ji ne dañ la koy tabaxal dañ def valeur 100 et quelques millions ma ne leen alhamdulilah bi ma toogee ba reculer ndax man lu may def rek damay toog ma reculer ma dem parce que dafa am ñaar yu may doxee mooy wéet naag sama borom te wóor na ma ni moom dong laa bëgg a wéttali ko je n'ai pas besoin une personne pour may wéet ak yàlla parce que jëmmam ji tedd ngaayam ji màggam ji moom rek laa gis moom naa na cap comme fas bu ñu ngalab amu fu ma jëm moom rek laa xam moom rek laa bëgg a xam que nit ñi xam ma que nit ñi bañ ma xam que état dimbali ma comme état bañ ma dimbali soxlaw ma ko Ndeye Wuli mi nee na ma ay jamono ceeb bii ñëw ci Covid bi pour daara yi ma la ko jox ko beleen daara parce que ki nga xam ni mënta sàmm sama diine du ma jox ceeb ba di ko lekk du ma ko def bu may deew ak donga yi fanaan nañ fi fii ci nawet ci lekk bu tumranke si coona jar na ko boo gëmee l'islam gëm yàlla da ngay nangu ànd ak yàlla naar yooyu bi ñu ñëwee ne ma dañ lay tabax jaag nga xam ni sama sëta moo ko lijjanti ma ne leen jumaa jooju jox leen ko ñeleen ñu ne xanaa da ngaa dof jumaa ji dossiers yi nii lañ toll ma ne man dërëm bi ma liggéeyee fii ma liggéeyal ko ci yàlla moo ma gënal seet leen ñeneen ñu ko soxla parce que Sénégal diina gi il faut que naar bi dimbali la économie bi il faut que tubaab bi dimbali la loolu fan la tegu anak te kenn ñemewu ko wax kenn ku si ne yaa ngi am ay calcul yooyu def li feek jëluñu yàlla rek def ko suñu wéttal li feek jëluñu yàlla rek gëm ko wóolu ko dañuy daanu Amérique nag ak yahudi ak état Sénégal parce que état Sénégal c'est l'Amérique c'est la France c'est le monde qui est un état
adduna bi mooy benn état bu am benn nit bu koy diriger nekkul ne président Macky Sall mooy diriger Sénégal seen adduna dafa am ñu nekk ci kaw nekk ci benn néeg bu ñuul muy chambre noire nekk ay nit ñu néew ñooñu ñooy jiite adduna yeewu leen. adduna googu nag li ñu war a def mooy jël yàlla rek dëgmal ko rek wéetal ko rek pas wéetal ko ci julli rek de ci sunu xol ci sunu jëf ci sunu alal ci sunuy doom mu jaral ñu dee parce que dinaa leen wax lenn Amérique dafay politique ak sunu état yi feebaru Covid bi am na ñuy dee dañuy dee rek dañu war a dee ñi war a dund dinañ dund ñi war a dem Amérique dinañ dem Amérique ñi war a dem Makka dinañ dem Makka ñi war a dem France dinañ dem France ñi war a jàng dinañ jàng ñi war a ree dinañ ree ñi war a jooy dinañ jooy ñi war a xam dinañ xam ñi war a gëlëm dinañ gëlëm waaye lenn wóor na ma ni l'islam du mab bu mukk ci kaw suuf wallahi alazim l'islam du mab bu mukk kon nag nañ téye pas-pas bi nañ téye ngëm gi nañ téye ragal yàlla gi ba nga xam ni bu dara màbbal sunu ngëm bu dara màbbal sunu objectif ñu tàmbale nag tàmbale boo xam ne yar xale yi ci gëm ci ragal yàlla ci dëgg-dëgg tey li doon tax état du mën a def politique boobu mooy ñun ñëpp ci benn bis kenn bañ a yóbbu sa doom mu jàngi duñ ko def jullit ñi ñooy lay taxawaat xeexaat la jullit ñi ñoom nduru lu bari te ñu néew lañ catholique bi moo fi ëppi doole fii Sénégal dégg naa labbe bi di wax ci jamono 24 naan taalibe yu yalawaan parce que bu nee leen jeune les maña ay taalibe la sunuy dongo ñoo yalawaan man xëy na sama daara ji du ñu yalawaan waaye bu laajee yalawaan ñu yalawaan parce que alxuraan lañ bëgg a taxawal diina lañ bëgg a taxawal ñoom dañ leen jox ay budget jox leen ay alal moom mu mën a permettre ne day wax ci diine l'islam pour lan parce que l'islam moo néew doole kenn ku nekk yaa ngi sa kër ne sama kër gii danaa ko aar ba ki dara du ko dugg ana l'islam ana yàlla man de maa ngi koy wax ci mbooloo mi yépp ak ñi nga xam ne xam nañ ma bàyyiwuma xel kenn ku dul sunu borom subhanahu wa taala kenn amul kenn ci kaw suuf ak lu mu màgg ak lu màggam gi rëy ma di ko gis ndax màggaayi sunu borom bi tax na dara safatuma wallahi alazim kenn ku ne si ñun nag war nga am teewlu gu tol noonu Sénégal damay wax ni bu yàlla doon politique 3e lay jël sunu sëriñ si ñooy jël paix faw ñu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël 2 yàlla jël 3 wallahi alazim moo tax bis bii ñuy màggal turu yàlla yi di ci bind ay téere wallahi alazim ku xam yàlla xam ni yow soxlootoo ku la gis parce que doo dara waaye xam ni turu yàlla yi bu tasaaroo nga xam ni kuy rahman di rahim xam kuy wahaabu di razaq xam kuy baasitu di qaabit xam kuy malik di quddus xam kuy salaam di muminu mu def jeexital soo xamee kuy muminu xam kuy muhayminu xam nga ne yow Covid 19 corona al muhayminu haymana ilahiya alal maxluqaat ana mu ana yàlla fëglu ak teewlu sa xef yi sa ruux gi sa cellules yi sa neurones yi sa nerfs yi sa artères yi sa veines yi benn bu ci ne ak circulation sanguine bi al muhayminu moo ngi la koy toppatool ngay wax Covid 19 pour lan ana yàlla number 1 rek la mën a doon boo ko defee number 2 aw number 3 mu daw boo nee yàlla keneen mu daw yàlla des koy jaamu des koy màggal des koy fëglu dañ ko ameel xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu ñëw ci kaw suuf mooy joxoñ ñu yàlla rek buñ ko bëggee nag topp ko ndax loo bëggul doo ko topp sunu sëriñ si dañ leen war a bëgg ndax ñoom ñoo ñuy wan yàlla waaye buñ leen bëggee ba jaawale ak yàlla wala jaawale ne yàlla leneen la sëriñ bi moo jiitu wala yàlla leneen la loolu du dëgg te du yoon sëriñ sépp dem nañ ana ku fi des ñun ñii dañuy dem mu neex xam nga ñii dee ci Covid bi ak ñeneen man damay wax ni ku dee
allahuma igfir lahu warham yërëm ko. dee lu mënta ñàkk la nit dafa war a dee nit bu deewul du am sens ndax ci bàmmeel nga jógee muy sa biiru ndey ñëw ci àdduna tuuliju layli fi nahaar wa tuuliju nahaari fi layli tuxriju lxaya min almayt wa tuxriju lmayt min alxayi wa tarzaqu man tasha bi xayri xisaab mais bi nga jógee sa biir ndey muy bàmmeel yàlla dalaa indi ci kaw suuf sa biir ndey bi nga fi nekkee li ngay dundee muy acide folique mu branché la ko ak lekk ak naan moo ko yor si biir suuf la ngay dundee moo ko yor ndax wa ma min daabatin fi l ard illa ala allahi rizquha kon bi nga nekkee biir bàmmeelu ndey ndax bàmmeel la ku judd rek na la xam ne ci bàmmeel nga jóge mooy tuuliju layli fi nahaar mooy da ngay jógee ci lëndëm ci bàmmeel dugg ci àdduna muy bëccëg waaye nag da ngeen ni demaat ca yàlla li tax ngeen bañ a dee faw ngeen dee faw ñu dee te dee sax dafa neex dee dafa neex ci ko xam luy dee mais bàmmeel boobu nag nga xamante ni dañ la ko yoraloon ci àdduna muy sa biir ndey ñu lay jox lekk bàmmeel bii nga xam ni mooy bàmmeelu biir suuf bàmmeel boobu nag jëf amatul yaay jox sa bopp lekk boo jógee ci bàmmeel boobu nag yaa ngi demaat ci beneen dundu muy bisu pénc muy bis bu mujj nag yawmal aaxir bis boobu itam lekk bañ la joxoon ci àdduna wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi rizquha foofu amatul fii ci àdduna jox nañ la lekk bis boo dewee ci bàmmeel boobu duñ la jox lekk boo demaatee sa borom subhanahu wa taala du la jox lekk parce que foofu tam la nga jëfoon rek jëf yooyu rek ngay continuer di ko dundee mu nekk lu ñu lay xisaab maa ngi jéggalu bu baax Mouhamadou Mansour di jéggalu mbokk yi su fekkee ni wax naa wax joo xam ni yëg-yëg bi dafa ëpp waaye du ma jéggalu nag ci wax ne yàlla rek ay kenn du ma jéggalu nag ci wax ne yàlla rek mooy number one jéggalu ma ko kenn li may jéggalu mooy ma façon de parler ni may waxee jéggalu ma état ci ne ko nii ngay doxalee déedéet parce que état bu ma jàppee daf may tëj mbaamu ray ma bu ma dee dem ci ki ma gën a bëgg ci kaw suuf jàkkaarloog moom asalaamu aleykum wa rahmatullah allahumma salli ala sayyidina muhammad law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutashaddi'an min khashyati allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun sadaqa allahu al-azim أيها الإخوة الأعزاء أيها المسلمون الكرام فها نحن معكم في خطبة تدنيس خطبة افتتاح المسجد قد سمي باسم الله الأعظم أو بأسماء الله الحسنى أي مسجد أسماء الله الحسنى بارك الله فيكم بارك الله فيكم وبارك الله للمؤسس هذه الجمعة وبارك للذي قد تمول هذه الجمعة إخوة الأعزاء إذا كنا نريد اليوم أن نتدارس كل ما احتوت في هذه الزمان ما دامت الوقت صارمة لا نستطيع إن شاء الله أن نتطول بهذا الموضوع بل نريد إن شاء الله أن نأتيها نمطا بنمط النمط الأول ما هي فضائل المسجد فضائل الصلاة في المسجد هذا هي أهم شيء وهي رأس هذا النمط وموضوع ثاني هناك من ينتمون بنفسهم كانوا مستصرخين وكانوا يؤذوننا لا يؤذوننا بأجسامنا بل أنهم يؤذوننا بعقيدتنا في ضمن هذا كانوا يرسلون إلى سيد الخلق سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون في مصداقية محمد صلى الله عليه وسلم في مصداقية محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقون إليه شيئا ما كان رديئا ويتخلون بالشمائل الحسنة ضد الشمائل السيئة ضد الشمائل الحسنة إخوة الأعزاء أيها المسلمون الكرام حذار 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 لهذا الموقف واليوم نريد الحبذا أن نعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم لو نعرف حقيقة محمد ومنزلة محمد ومصداقية محمد سنعرف أن الإنسان الكامل لا ينتمي في هذا الزمان إلا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سنأتي ببيانها وتصريحها
بلهجة المحلية في الجلسة الثانية ونصلي ونسلم على حبيب الحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله ذوي الشمائل المجتبى وكل من والاهم واستنى بنهجهم إلى يوم الهائل عباد الله أيها المسلمون الكرام لما كانت الدعوة إلى الله أهم شيء في مجالات الإسلام لذا نريد أن نقول إنه من أسعد أوقات حياة الإنسان حالا ومستقبلا أن يكون داعيا إلى الله إلى الله في إطار هذا الصدد الشيخ غورا سي الذي قد تمول في هذا المسجد كان هذا يعني إطاره ما هي مقصده هي الدعوة إلى الله وبالتالي إن شاء الله ما دامت الوقت صارمة نأتي بلهجة المحلية ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla nangul suñu julli bu nangul suñu julli moom borom bi subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla fulandi bu ko fulandi moom borom bi yàlla na ko yàlla def fii mizaani xasanatina mbokk yi am nañu kontaan lool am nañu mbégte lool ndax histoire am na taarix islam am na histoire bu bees taaru islam am na histoire bu bees histoire bu bees mooy nit tabax na jàkk tuddee ko maam nit tabax na jàkk tuddee ko way juróom bu góor nit tabax na jàkk def leneen waaye ci histoire ñu ngi gis jàkk joo xamante ne ñu ngi ko tuddee asmaullahi alxusna jàkk jooju yaakaar naa ne ci lañu nekk tey fadlan ñun yàlla dimbal nañu ba tey ji ñu bokk ci nga xam ne ubbee bokk julli ga waaye nag wa bi taali ñu mën a continuer mun ñu def leen lu dul sant ki nga xamante ne mooy almuwayl ki nga xam ne moo ko tabaxal moo ko tax mooy sëñ Gora Seye sëñ Gora Seye ku jar a ñaanal yàlla xàqale ci ñun jullit ñi lii ñu ku nekk tabax jàkk wala xàqale nga am lu toll noonu waaye comme defal nañu ko xàqale ku nekk boo jullee ba noppi nga jàngal ko loo ko mën a jàngal yéene ko ndax li mu def sëñ bi kon wàcc nga def nga lu rëy ci lislaam ndax ci minbar bii ma taxaw ni tey jàkka boo gis am na minbar du bërëbu kenn wax na ko sànq ci jotaay bi minbar bi mooy lan minbar man laysa lahu minbar ku amul fooy waxee ci wàllu diine fii nga war a tax waxal diine kon fii intilaax lil xaq intilaaxun lil xaq alxaqu tanbacu fii huna wa tantalix ila jami mashariq al ard wa qaaratiha kon nag sas la bu rëy boo xam ne tey jii jàkke asmaullahi alxusna lépp lu xew ci àdduna intilaax bi fii lay bàyyi ko ñu xam ne jàkk ji mouvement bi nga xam ne moom la sëriñ bi jiite am na ay gis-gis yoo xamante ne gis-gisam yooyu dafay nekk gis-gis yoo xamante ne dafay ànd ak gisul l'islam parce que du jégge musul l'islam sëñ Dia Samé wax na ko sànq ci bu def discours am loolu mooy lu am solo li nga xamante ne mouvement bi ci la taxaw pour mën a ñu xam lan mooy dëgg-dëgg l'islam ndax l'islam gaa xam nañ ko waaye nit ñi ba léegi am na leen lu leen dese lu bari ndax yi xew ci jamono fekkoon ne xamoon nañ dëgg lu l'islam yaakaar naa ni ko warta mën a toog barke de moo ñaay rek dégg ngeen yonentu boo xam dafa woote ne koo xam dafa woote ne ab yonentu la woote ne moom ab yonentu te du benn du ñaar yaakaar naa mën na ba ñett mën na ba ñett ana mouvement islam yi fi nekk luñ ci wax mouvement islam liñ ci wax est-ce que population yi révolté lu ñu mun jàkkaarloo ak ñooñu déedéet kaanu fi jurihim saakitin saamitin ala alxaq loolu mooy sunu muskila ana xarakat islami ayna almashaayix ayna al azatis ayna al aimma lan moo tax ñii waxuñu boo demee ministère de l'intérieur lu ëpp 300 quelque ci ay association ñu ngi fa association yi lu tax waxuñ ci léegi nag dafa mel ni ku ci nekk bu ñu la laalee te fa nga bokk ci sa pas-pas te ñun ñëpp xamante nañu suñu biir di nga jóg taxaw wax ku nekk dina wax waaye bu ñu laalee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a toog noppi kenn du wax te mboolem koo yaakaar ku nekk kenn la yaakaar muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ñu ngi koy caricaturé di wax ci moom lu ñaaw di ko saaga di desee ci moom desee yu ñaaw jëmale ko suñu yonent nit ki mën nga kaa tooñ ci leneen mu baal la waaye tooñ nit ki pas-pas mënu la ko baal te ñun suñu pas-pas jàpp nañ ne mooy pas bu gën a wér muy aqid islam kon du ñu nangu kenn koo xam ne mooy ñëw dal ci kaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ci jàkk ji lay tàmbale beneen mooy jàkk ji am na dawran li binaa al mujtama al islami jàkk ci boppam dafa am benn rôle bu am solo bu muy def ci biir société bi
luy tabax société bi loolu daf ci am lu mel ne kon taraabutu al ixwa taraabut baynana mooy fexe ba nga xam te ne dina mën a def benn liaison boo xam te ne ñu ñëpp daañu mën a nekk benn ñu ànd loolu ci jàkk ji lay bàyyi ko waaye aussi tamit jàkk ji ñaar ñu xuloo wala ñaar ñu am diggante ci jàkk yi lañ ko réglé lépp lu jëm ci wàllu diine ak lu jëm ci wàllu social wàllu aduna lépp du bàyyi ko fenn ci biir jàkk lay bàyyi ko donc war nañu xam dëgg la mooy rôlu jàkk jàkk du allahu akbar asalaamaaleykum rek ñibbi mais jàkk bërëb la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii ma la wax nii ak yeneen i mbir jàkk looloo ko tax a jug kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax bu ko defee kon xam naa waxtu bi dafa tënku te guddal bi mun daanaka am ko solo ndax xutba tatnis la xutba boo xamante ne mooy la ñu ubbee jàkk ji waaye li am solo muy ñëw ci kanam loolu incha allah imaam wax na ko sànq bi muy doo ko tàmbale bu ko defee ñi fi dëkk ñu xam ne sëriñ bi defal na leen loo xam ne mënoon na ko def Dakar ba nga xam ne dafa laa dëkk yàlla xam na ne bi muy tax a jàkk ji woo na ma mën a ma ñëwal même boo bëggee ma jël likkar tegal ma ko ne sëñ bi man dama jiite jumaa mënu maa bàyyi sama jàkk ñu tàmbali sax ñu fii ñu ñaan monsieur Gadio ngi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom sa jumaa ji man maa jiite seen jumaa kon mënu maa bàyyi jumaa ñëw ci beneen jumaa waaye nag sa yéene rafet na te lii nga def nii ñëpp nga ko defal kon ba tax na loolu sëñ bi ñu ngi la ci sant bu baax lii nga xam ne moom nga def ummal islam yi nga ko defal ñu ngi lay ñaanal borom bi yàlla yokk fan wi ñu ngi lay ñaanal borom bi yàlla yokku la yàlla doolu sa wér yàlla xam na ñun xam nañu sa pas-pas ci l'islam xam nañ ko bu baax sëñ góor a xàjjalewul benn doomu aadama tariixa yëpp la respecté ñëpp la jox cër ñëpp la jox cër ku ci nekk boo demee ci yow da nga yaakaar ne xanaa sax fa la bokk waaye nag bi aham moom ci boppam aqida salima pas-pas bi nga xam ne kilifa yi fonne diine moom lañ yoroon mooy pas-pas l'islam bu leer moom la yor te loolu ñun ñëpp moom lañ jaar pour nekk ci mooy la nekk jullit xaqan ndax wala tamutuna illa wa antum muslimun loolu lañ borom subhanahu wa taala dénkoon kon nag loolu mooy rek gisul sëñ góor nit koo xamante ne day dimbale doomu aadama moom xanaa sax yaa ko yërëm wax dëgg yàlla waaye lu mu am la ne da koy dimbale doomu aadama ñaata ci ay jàkkal tabax man yaakaar na xamal naa ko lu ma ñaar wala ba ñetti jàkk yoo xam ne moo ko tabax ñaata ci ay daara alquran xale yoo xam ne fayuñu lam joxe lépp mu def ko yeneen saa sallam julli gaye toog ci jàkk ji di ñaanal Ousmane ba fajar ñi buul këram toog ci jàkk di ko ñaanal ba fajar Ousmane dégg hayya ala salaa ñëw ci jàkk ji fekk na saa sam ci jàkk ji di ko ñaanal Ousmane dafa dugg buntu jàkk ji yoon def saa na jug taxaw taseeg moom ci dëggu jàkk ji jël Ousmane teg ko ci dënnam ne ko Ousmane laa darraka shay'un ba'da al-yawm Ousmane ginnaaw bis ni ki tey amatoo len looy ragal sa àdduna ndax Ousmane anta fil janna Ousmane boo dee yaa ngi directement aljanna kon loolu effort boobu Ousmane defoon ci l'islam ba am loolu xeet bi yëpp tey jii war nañ ko sëñ góor ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla aar yal na yàlla doole sàmm yal na yàlla aar sunu diine yal na yàlla aar sunu pas-pas yal na yàlla dooleel mbokk yi ibaad la xuumu ila salaatikum bi daa'ikum Amin.